ngoog gan gi Chérif ak beneen actualité boo xam ne démb ba léegi itam ñu ngi koy gis muy ay mala rawatina ay fas yoo xam ne itam dañu leen a faat amaana mënees na cee waxtaanee aussi. waaw loolu sax mu waral ñu invité ko moom Ismaïla Sow de jiite maison des éleveurs ku ne xam na ni jafe-jafe diggante sàmmkat ak baykat des fois mën naa jur ay musiba ci réew mi booba léegi nag ñoom ñi ngi def seen kéemtulaay kattan pour saafara am ci looloo tax na kon fële ca Likunda dem benn dëkk la bu nekk ca wetu Tambacounda dañ faa fekk ay fas ñu faat leen ci anam yu ñaaw daal di leen di wekk même nit kuy xaru loolu nag tax na rek soxna yi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk ci directoire national des femmes en élevage ñaawlu ko sàkku ci gendarmerie ñu indi ci saafara ba la ñoo jël suñu gan gi dañuy dem rek seetaan reportage bi nga xamante ni kon Moussa Omar Gueye def na ko ci. ñu yeew leen yeewin boo xam ne dañoo mujj dee fi nga xam ne mooy ci dëkk bi ñu naan Likunda diggam ak Tambacounda toll ci fukk ak benn kilomètre ki nga xam ne moom mooy njiitalal sàmmkat yi di Adja Dieynaba Sidibé directeur national des femmes en élevage. dañoo ñëw ci turu organisation d'éleveurs yëpp maison des éleveurs députés yi ak ñëpp ñëw massaw borom dëkk bi mais massaw borom fas yi ñun dañu yaakaaroon ne fas yi ci biir tool lañ leen reyee mais ñëw nañu ba tiim fas yi fi ñu leen reyee jegewul tool mu jaaxal ñu nag lool ndax dañu defe ne woon ne diggante béykat ak sàmmkat fas yi ñoo dugg ci toolu béykat bi mu def leen nii mais lii ñu gis nii tey tax nañu gën a jaaxle judiciaire yi ñaan autorité yépp nañu taxaw ba lii dootul amati ci biir région Tambacounda dootul amati Sénégal xam ne fii jur gi fa la war a jaar naan loolu yépp ay jafe-jafe la loolu nag moo waral maa ngi ñaan état bi président de la république na jublu ci code pastoral bi il faut que éleveurs yi am code pastoral boo xam ne mun nañ ci sukkandiku pour béykat xam taxawaayam sàmmkat xam taxawaayam ñi nga xam ne ñii exploitant forêt xam taxawaayam nappkat kenn ku ne xam sa taxawaay. ci wàllum nguur gi nañ leen jàppale ci wàllum kaaraange ndaxte léeg-léeg ay càccum jur gi daf fay am léeg-léeg itam ay jiixi jaaxa da daan am diggante béykat yi ak sàmmkat yi bii nag li jaaxal nit ñi mooy fas yi nga xam ne rey nañ leen ci route nationale bi fekk ñu leen ci biir tool ba tax nag ñi nga xam ne ñoo def njombe soosu ana fan la ñu wékku ba def lu ni mel loolu nag enquête bi du ñàkk dana ko mës a wane. enquête bi dina wane mbir moomu Chérif muy lu doy waar loo xam ne itam gis na ko am na sax ay image yu gën a garaaw yi ñu seetaan sax. muy sax soo ko xoolee tam nga yaakaar ni mort naturelle la. waaw mais yële. dañuy takk ci garab waaye mën nañu ko wan ñu gis ko le temps que suñu gat daal di koy commenté comme ni ko Moussa waxee gendarmerie ñi ngi ci def enquête le temps que enquête bi xam lan moo waral lu ni mel yow mi nga xamante ni kon yéen a ngi yëngatu ci wàllu càmm noo gisee. jërëjëf Chérif moom bon leen ñaan nuy jaale suñu benn mbokk honorable député Adama Sow koy jaale ministre de l'élevage ak tous les éleveurs du Sénégal di wax ne image yi nga xam ne gis naa ko dama koy ñaawlu di ko mettitlu nag en tant que sàmmkat di remercier aussi madame la présidente vigilance ba mu am ak cawarte ba mu am vraiment pour déplacer wu dem site sur le terrain parce que lu mel nii lu bari mun na ko indi ci biir loo xam li fekk sax nit du ko xam mun na nekk ñu yàq toolu nit kooku dàkk leen ba foofu def leen loo xamante ne li di leen di rey lii aussi lu jafe jàngaat la parce que mun na doon lu ne kenn xamul kii def lii moom lan la ci jublu dégg nga parce que boo xoolee fas bu ñu yeewee nii lii moom kaka def jublu na ci lor fas bi rey ka la ci jublu dégg nga xeeñ na nag ak suñu dëkk yi aussi boo sa xel xoolee sax mën nga gis leneen loo xamante li bu ko neexee nit mu jàngat ko def ko comme fétiche parce que aussi lii ban intérêt la ci nit am su fekkee fas bi de laa yàkkal demal borom fay la wala nga yóbbu ko fourrière dégg nga su loolu amulee aussi tamit mën na doon koo xam ne kii dafa sàcc yeew leen foofu ci guddi gi mu ne bu bëccëgee ma ñëw dugal leen oto nangam ak nangam le temps que muy organiser wu pour dugal leen ci oto
soo gaawul doo ko fa fekkaat. non non dama leen ni nit mun te na wax nañu fi mu xewee jegewul tool yi aussi je pense que effectivement ça ouvre une fenêtre à d'autres interprétations parce que fii ñu leen yeewee nii ndaw si mu ngi wax ni du ci tool. jegewul tool yi pour ñu mën a yaakaar ni xëy na dañoo tool yàq bu mu toolu yàq la voilà ñu fekk leen xam nga ak lu muñ di am keka def moom calculer ko ci ñaar rek def na ko ngir cokorte ci kan la sokoor ci borom fas yi wala ci fas bi su fekkente ne loolu amul fekk boobu xanaa dafa am lu ko nakkari lu ko fas bi def lu ko nakkari te li ko fas bi war a mën a def aussi lu ko nakkari ñaar kott la te xam naa du doon benn bi xanaa nga war ko mu daaneel la wala mu lekk boog sa tool donc lii moom lu jar a gëstu la lu jar a gëstu lu rëy la parce que am na loo xam ne lii madame la présidente tudd na ko sànq muy diggante béykat ak sàmmkat xam nga situation boobu kenn ku ne nga béy sa tool bi mu naat nga am ci yaakaar ñëw fekk jur yàkka ko mun na la yëngal ba nga def loo xam ne lii du sa jikku dégg nga nit aussi tamit nga ñëw tombe lii ci ñu def lii sa alal aussi mun na la yëngal ba nga def loo xam ne lii aussi du sa jikku ba tax na am na lu ma ci wax mooy organiser code pastoral bi fekkee ñu wote ko mais déedi nag ndey mbilli ji yëpp mooy fekke ba nit ñi am respect ci seen biir fekke aussi tamit bi ñu xam ne Sénégal kenn moomu ko kenn ku ne danga am droit ci suuf boo sàmm nga am droit ci suuf soo béy nga am droit aussi ci suuf soo dëkk dëgg nga te loolu nag mënuñu ko wax mukk ci àddina lu dul dañoo diagnostiqué yooyu fekke it forêt yi tamit ñu organiser leen parce que lii fi mu amee aussi ci dëgg àll la dégg nga boo seetee dëkk yu sori yooyu nga xam ne dafa compliqué te mu lëndëm dégg nga lu ne mun na faa am ay problème la parce que ku sàcc foofu ngay jëm ko faa nun dégg nga kuy def leneen aussi ci àll boobu léegi coow ko en attendant kon enquête di am ban xam li ko waral coow li nga xam dañ koy nemmeeku fii Sénégal diggante baykat ak sàmmkat état des lieux boo ñu ko doon defal naka lay demee man ni ma ko gisee mooy ñàkk a am organisation wax dëgg yàlla ci côté nguur parce que toujours moo wax ko nun am nañu moins de 200 000 kilomètres carrés bu ñu ko organiser mun nañu ci dëkk liggéey ci la ñu soxla parce que jur gi du éleveurs yi rek ñoom ñoo ko moom ñun ñoo ko moom di ci sonn mais da nga koo soxla keneen soxla ku ciy xewle mbaa même da nga koo soxla daal pour utiliser ko dégg nga loolu bu ñu ko rëddoon ni ñu ko war a rëddee kon loolu du am benn problème di nag tiitaanga bi ma ci am mooy problème bi am actuellement ci saak suuf si parce que profiter bi nit ñi di profiter ci suuf si kooku moom mooy problème parfois aussi ñu lal ay programme yoo xam ne yi adapté wul ak suñu réalité réew parce que aussi tey boo buggee wax par exemple mbéy xaal na jël partie bi gën a rëy ci yenn zones yi mais xaal aussi tamit wax dëgg yàlla xaal boo ko fa béyee xanaa kiy béy xaal rek moom moo ciy jëriñoo parce que da nga koy jël di ko jaay te aussi tamit wax dëgg yàlla ku lekk balaa ngay tal xaal da ngay añ bee pare wala nga reer wala nga ndékki waaye boo talu la yooyu yëpp a nga bëgg dundee xaal du sotti kon xëy na am na ay programme yoo xamante ni sowee ni bëgg ngeen xaal de waaw mais aussi ndox la de ndox xam nga nit ak lu muñ di am léeg-léeg ma tooñ leen di leen ci baalu nag parce que borom xam-xam ngeen liy sànq nit ñi parfois ay borom xam-xam kenn ku ne day gis dara France nga riir rek ñi wax sa xam-xam nga riir dak fi bugga ci ko parce que léegi ni ñu la koy nettale ak ni ñu la koy waxee dafa neex ci xel dégg nga te ñoom ak ñun du ñu benn da ngay seet foofu ngay fekk éleveur boo xam ne bi depuis 1950 ba fii mun na la wax ñaata litre la rat ok léegi code pastoral bi ngay wax moom nee nga solution la lan lay changer ci li nga xamante ni moo fi am ngir jafe-jafe bañ a amati waaw xam nga code pastoral mooy comme code de la route rek wala li nga xam ne moom nga am droit def ak li nga amul droit def mais déedi nag jàmm ñaar ñoo koy wut
parce que bu fekkee code pastoral bi woote nañu aussi kooku moomu tënk éleveurs yi ci seen droit te keneen respecté wul aussi droit bi kon bu boobaa nan la ñuy vivre. mais kon part de responsabilité bi ci ñaari parti yëpp la. comme responsabilité ñàkk jubóo gi nga xam ne am na ci xam nga sànq yaa ngi wax nguuru ak yooyu mais est-ce que itam jàppoo leen ne éleveur ak ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ak waruñu mën a toog bokk jataay waxtaan. Faty mën nga am sa ñaari doom ñu ñàkk jubóo mais nag yow mi nga xam ne yow yaay mère de famille yow yaay def encadrement kenn ku nekk nga jox ko droit nii ngay respect am na loo xam ne lii nga artu mag nu muy nekkee ak rakkam mais nga artu rakk aussi nan lay war a ànde ak magam parce que tey bu fekkente ni nit ki fu la neex nga béy aussi tamit parfois mun nga provoquer ay problème wala ay xeex parce que da ngay béy foo xam ne fii foofu la ñu waroon sàmm dégg nga nit ki aussi contraire bi tamit. waaw su fekkee nit ki aussi fu la neex ngay sàmm du sotti te loolu nag aussi tey ñun ñoo ngi nii tey ay réew wër ñu réew yooyu gis nga Ebola bi ñun xawoon nañu am tuuti problème ak Guinée Burkina mu gis nga problème Mali ñu ngi nuy menacé naan ñoom duñu jaayati fale seen kii gisoon nga suñu problème 89 ak Mauritanie mais loolu moo tax doomu aadama ak lu mun di xew dangay saytu li ngay def mais nga consulter ña nga war a consulter ak noo leen war a consulter nga organiser sa bopp parce que ñun ñëpp ak kay def sax dëgg jàmm rek kala bëgg. est-ce que ku nekk doxewul coobareem parce que ñu ngi wax diggante sàmm ak mbay mi mais diggante sàmm yi ak dëkku taax sax léegi parce que nag yi ñu ngi doxantu biir Dakar ak yooyu te loolu daawul am lan moo tax mu nekk noonu tey. da Ablaye nit mënul dëkk ci jaww ji mënoo dëkk ci géej gi ci kaw suuf si rek ngay dëkk. dégg nga gis nga lu ci nekk dama la ne nguur moom moo war a organiser nit ñi artu leen boo fi jógee tey di dem Thiès forêt bi fi nekk te mu nekk as tuut ci forêt nit ñaa ngi koy déclasser di ko dugal ci yoo xam ne yi kenn mënoo ko wax sax ci ay média te loolu lu ñu waroon a aar la ñaareel bi aussi dañoo am ay mbéyu nawet parce que dañuy béy dugub di béy gerte te loolu sàmmkat bi sax da koy jëriñoo lay amoon bu njëkk mooy éleveurs yi dañuy retiré wu am fu ñu nekk dafa sàmm seen jur ba nga xam ne béykat yi danañu béy ba pare récolter ñu doon wax ne am na zone yoo xam yi balaa nga fay mën a am accès le 5 janvier fekk def nañu récolte yépp dégg nga kenn ku nekk jël la nga xam ne moom nga am nga dem nga abal nit ñi aussi suuf si waaye su fekkente ni aussi dañoo bay nit ñi ñuy def lu leen neex dégg nga ku ñëw nga dem jëli fale say tubaab yaa xam yow loo dëggoo ak ñoom dégg nga ngeen jaar ci suuf nangam ak nangam ngeen ñëw déclassé fee def lu leen neex wala ñu jékki-jékki ñu ne dañuy dénoncé kon accaparement des terres. loolu rek moom moo ñu indil commission problème nationale de réforme foncière bu professeur Moustapha Souran liggéey ngeen ci organisation pastorale yëpp bokkoon nañu ci li ñu tënk pour ñëpp jàmmoo xajoo ci suuf si doy na leen ak est-ce que bëgg ngeen ñu doxalee ko am déet. liggéey ñu ci ñun man yéen bokk ñàkkul am na ay éleveurs yoo ko kii mais man ci sama organisation yëguñu ko xam nga man fan laa ko tegee bët conseil économique bu dul woon conseil économique duma ci xam dara mais boo nee yenn éleveurs yëg nañ ko est-ce que kon itam man koo am na seen biir déedéet man loolu laa mun a wax parce que yëpp sama benn éleveur ba mu wax ne fekk na yow sa organisation parce que bokk ci xam naa contribué wu ci. parce que gis nga commission bi ñaari équipe la defe naa dafa am benn commission boo xamante ne bi ñooy xalaat am beneen commission boo xamante ne bi moom mooy seet moo koy méngale ci wàllu droit daal maanaam mu nekk genre plénière dégg nga mais ba ñuy tabax yooyu dugg lu ñu ci béykat yi dugg lu ñu ci sàmmkat yi li ma lay wax man maa ko xam bi ñu demee ba ci biir bu fekkee copte nañu it bu paasewul benn béykat dégg nga defe naa du paas sax benn béykat ki ñu ciy war a ngay song intellectuel yi. dégg nga waaw léegi nag mu nekk liggéey intellectuel boo xamante ne bii munoo ko réaliser Ablaye bu ñu waxee yow da ngay béy nañ ma jox 200 hectares ñu valoriser ma matricule ko ba pare ma yóbbu ko garanté ko banque mu jox ma xaalis ma béy mais loolu boo ko defee dañ lay jox xaalis nga dem su yoon kooku téye suuf si
ay titre foncier yii ñuy def nii ñuy defe lu baax la ñuy def ay hectares musiba la suñu réew dégg nga boo soxlaa titre foncier na nga ko am ci sa kër dégg nga mais benn nit sax dañoo war a limite ay titre foncier ci turam dégg nga waaye nañ la jox suuf ba pare ñu matriculé ko ma dem kii jox ko banque mu lebal ma xaalis ma dem liggéey ay wax la yoo xam ni la ci biir baaxul. mais gis nañ ni souvent conflit yi am ci mbirum baykat ak sàmmkat lu ci bari day faral di nit ñi ñooy defal seen bopp justice maanaam ñoom ñoo koy fajal seen bopp ba muy faral di indi ay jéye peut-être que fas yi ñu gis sax soo demee ni règlement de compte la mais loolu lan moo ko waral est-ce que nguur gi moom moo jërul matuwaay ci nekk ngir ñu régler problème yooyu ci yoon wala lu tax ñoom ñu koy régler seen bopp. xam nga Diaw gis nga nguur dafa bari doole te nguur aussi en général day faral di dooleel doomam bu doolelee doomam aussi doomam mun na def loo xamante ne parce que bariwul ci administration fooy fekk ku ànd ak administration di wax moroomam dëgg li ci ëpp mooy da koy faral dégg nga parfois man bu samay naka rëccee walla maa xam ma dugg sa tool ci yoon dañoo war a constater te bu ñuy constater dañoo war a woo agriculture ñu woo élevage woo ki moom jur yi woo borom tool bi ñu woo ay jàmbur ñu am yooyu yëpp balaa ñu koy xalaat sax dóorante jaasi moo fay am ay nit gaañu fa mooy li may wax xam nga effacer risque à 100% amul fenn parce que lépp loo xam ne li dafa am njëriñ bari na ci loo xam ne li am na ay risques gis nga sàmmkat ak béykat nit boo ñëwee am na foo xam ne fii boo fa béyee da ngay provoquer ay problème da nga ci ni suñu réew yi bindoo am na foo xam ne fii boo fa sàmmee aussi tamit yow da ngay provoquer ay histoire da nga yii lu ñu war a réglementer ci kanam ñi ko mais yow position yi nga am yaa ngi wax bon dañuy ñëwaat ci code pastoral bi mais yaa ngi jiiñ ne état bi la mais fi yow nee nga nekkoon ko conseil économique social fi ngeen toll lu tax teewul def leen lobbying pour gouvernement bi quand même bu dee projet de loi la ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko benn yoon bu ko defee mooy problème bi mu réglé ko définitivement Chérif dafa am gis nga Sénégal dafa bari ay problème yu nekk ci biir parce que lépp looy def aussi da nga koy xoolaat bu baax affaire bi dafa bari ay code yoo xam ne yi jëlante wu ñu en compte ñoo ngi nii tey ñu naan loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi ñu càmbaree code pastoral bi am na lu nekk ci biir loo xam ne li moo nga ci code bali xëy na ni mu waxee ci code bali bokkul ak ni mu fi waxee am na code forestier am na code de l'environnement am code de l'eau et cetera ba code yi bari nañu dégg nga te code yooyu ku ci nekk ci sa secteur yow dangay wootante ak ay techniciens bu fekkee dañuy associé technicien ministère de l'élevage rek kooku aussi bu ñëwee dafay ànd ak ñoom dégg nga parce que am na ay réalités yoo xam ni la ak nu mënta mel mënu ko maîtriser mënuñu ko gën a maîtriser. modèle bu mel ni Ranch de Doli moom lu tax mënuñ ko xëy na yaatal su ko defee baykat yi sàmmkat yi ñoom ñu am espace boo xam ne uniquement pour sàmm la. waaw baykat yi ñoom it occupé seen espace. gis nga ba ñu fi wax goona. xam nga goona. xalaat bi président Wade amoon pour ñu def goona xalaat bu rafet la pour que nan la ñu béy ñu xeex xiif bi fi nekk mu jógi fi. mais contraire bi moo am ci biir. parce que li mu indi mooy nit ñi ñëw ñu accaparer suuf si tey ay Ranch de Doli zone la yoo xamante ni dafay dimbali élevage mun naa wax na bolo ay laboratoire la yoo xamante ni mun nañu ko utiliser pour jànga ci leneen dégg nga parce que boobu mun naa wax même mode moderniser élevage exactement mun nañu ko jàngee ci zone boobu parce que boo ñëw tey ci moderniser élevage tey ni suñu réew bindee am na zone yoo xam ni tey mënoo fa def insémination artificielle parce que même boo fa defee insémination artificielle condition ya fa nekk dégg nga pour nga réussir que à 90% dana jafe ñàkkul am loo ci réussir mais ça va très difficile aussi. Ablaye man kay fi ma bëggoon a ñëw mooy jur gi lu tax ñun mënuñoo matal bay jéggaani di ko wuti feneen tout le temps rawatina bu jamonoy tabaski jotee lan moo tax ñun mënuñoo am jur gu mat
bañ koo jéggaani feneen. waaw Ablaye mooy li ma lay wax sànq parce que boo seetee boo demoon ci parce que la nguur dafay éviter dégg nga toujours ñuy wax continuité de l'État am na tey loo xam ne lii ci temps Abdou Diouf la Abdou Diouf moo ko yore woon mais Wade bu ñëwee mënul effacer loolu dégg nga président Macky Sall aussi bi mu ñëwee mënul effacer li nga xam ne moom la fekkoon fee de ni ñuy tabaxee programme bi dafay dese adapté wu parce que toujours même borom xam-xam yi comprendre wul bu baax dañuy critiquer élevage extensif maanaam élevage traditionnel te or que nun boo seetee ci yeneen réew yi mun naa wax sax Tchad moom boo seetee li mu am ci ay jur nag yi ñoo ëpp population yi xar yi ñoo ëpp population yi béy yi ñoo ëpp population bi mais ñun li nga xam ne moom la ñu am ci nag boo dajalee li ñu am ci nag ak béy ak xar mënul ëpp population bi kon xëy na li ñu war a def mooy naam ñu dem ci wàllu élevage moderne. Très bien. dégg nga mais ñu jéem a seet nag nan la ñu koy defee te loolu nag ni ñu koy defee fokk aussi état bay rapidement li état doon def mooy jublu ci secteur defar élevage mais bay éleveur. Très bien. jërëjëf Ismaïla Sow mu nekkoon ganuk info du matin jiite maison des éleveurs léegi-léegi dañuy jàll ci Allo Présidence.